nañ façon inspecteur service secret bu nekk yónni nañ ko di ko wax saytul génneel benn scandale bu mës a def ñuy seet di seet ça fait plus de 3 ans ñi ngi wër ba léegi gisaguñ benn 1 franc bu ñu Ousmane Sonko jëlal kon kooku bu ñëwee si ñun nañu ko jublaa war nañ koo mën a gëm. Donc discours bii muy tenir on avait besoin dégg genre discours bu mel nii mooy discours moomaat sa bopp mooy la continuité de Thomas Sankara la continuité de Patrice Lumumba la continuité de tous ces héros yi nga xam ni dee nañ pour l'Afrique. Ousmane Sonko incarne de nos jours ces gens-là. Nous ne pouvons pas rater cette occasion-là parce que amuñu keneen ñi ngeen fi gis ni su ngeen leen falaatee maa ngi dégg ñenn ñi di wax commencé na bàyyi leen ko mu àggale mais ku commencé tooxi doona soo ko bàyyee mu àggale da lay rey comme ko jox benn mu def lépp ay tooxi doona pendant plus de 7 ans lépp lu mu def ay tooxi doona la gouvernance bi yées ci gouvernance yi ci gouvernance Macky Sall la amee ci nguuru Macky Sall la amee mais kooku noonu boo ko joxee jamono gi nga gën a soxlaa sa bopp soxlaa say ressources sa pétrole sa gaz yooyu yëpp yàlla may la ko nga am bëgg nga am koo xam ni dafa gëm réewam complexé wul tubaab yi war na mën a jàkkaarloog tubaab yi jël def les bons contrats pour le pays ku mel noonu jamono jooju mu ñëw su fekkee ni da ngaa sàggan ba kooku raw la su fekkee da ngaa sàggan ni kooku raw la da ngay jëlaat sa bopp nga jox ko ay Farba Senghor ay Farba Ngom ay Ousmane Ngom ay Aïssata Tall Sall ay transhumants yoo xamante si ni amuñu benn kàddu. yéen xam ngeen waa Ndar xam ngeen pour ceux qui me connaissent il y a quelques mois encore j'étais un militant de l'APR. Il y a quelques mois encore ceux qui me connaissent savent que j'étais un militant de l'APR. J'ai quitté l'APR. C'est un parti qui a déçu le pays. Macky Sall a déçu le pays. Il n'a pas respecté ses promesses. Je voudrais terminer enfin en disant que ce qui se passe à Saint-Louis montre à suffisance combien ce système est hideux. Li ci des mooy xam ngeen ni dëkk bi ñu nekk kii fi nekk maire tey bu dul woon góor président de la République du fi sax nekk chef de quartier. C'est à cause de la famille, c'est à cause du clan qu'on a fait de cette ville ce qu'elle est encore. ñoom lan lañ waxoon ci dëkk bi am nañ fi 200 milliards yuñ fi def pour faire investir. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette ville? Ils ont dit qu'ils avaient 33 projets sur cette ville. Aujourd'hui, ils disent qu'ils en ont fait 13 et il a reçu je ne sais quoi. Ils n'ont rien fait dans cette ville. ku wax Ndar ñaar mooy njëkk a ñëw jayuma leen nag de waa Ndar man du ma jayaate waaye gis nen ne nen a ngi niit defe naa ci maanu la bokk ku wax Ndar li ngay njëkk a wax bu ñuy ñëw léegi dañuy ñëw ba egg booru marché Sor ma gis gaay yi toog ci pot lamp yi yor téere yi di nafar loolu presque Ndar rek nga koy gis ci Sénégal loolu bokk na man bi may nekk fii ndaw di jàng université image bu ma doon gën a frappé ci Saint-Louis pratiquement Ndar rek nga koy gis kon ku wax Ndar wax diine ku wax Ndar wax gëm-gëm ku wax Ndar wax valeur waaye ku wax Ndar wax savoir vivre Sénégal yépp d'accord nañ ni waa Ndar nag dañoo am savoir vivre dañoo civilisé kon valeur yooyu ñu xamee fii ci Ndar mu lal lépp lu structuré fonctionnement société ci Ndar valeur yooyu dafa am solo ci société surtout nag ci jamono tànn parce que ci ay valeur la ñu war a tànnee nit su dee tànn rek moo tax ñuy wax tey suñ doon seet ku mel ni Macky Sall xam nga moom dafa di symbole
par excellence et par essence moom dafa di symbole contre valeurs yi nga xam ne moom la ñu war a woon suñuy doom ndax kilifa goo xam ne lu mu wax mu dañ lu mu diggee du ko def kooku bokkul ak valeurs yi ma tudd léegi te muy valeurs yi war a doxal suñu réew. xam nga fii la toog ne sénégalais yëpp juróomi at dong lay def bi mu koy def kenn sexalu ko lem kenn tegul fetal ci bopp bi moom moo ñëw diggante 2 tours yi ne su ngeen ma falee donte mandat bi 7 ans la man engagé wu naa def ko juróomi at. sénégalais yi wóolu ko fal ko mu waxaat ko dem ba Paris taxaw perron Élysée waxaat ko fa. ba président France di ko tagg naan lii ñu ngi koy doog a gis waxuma la Afrique waaye àdduna bi yëpp mu dellu si waat génnaat ci ba set wicc kon kooku li muy won suñuy doom ak suñuy sët mooy nit mun nga waxeet mun nga joxe bopp rocci làmmiñ te loolu du suñuy valeur ñun koo xam ne taxaw na ci kanamu sénégalais yëpp ne bu ngeen ma falee wala sax mu déclaré ne man sama rakk du ma mës a jël sama bic signé décret bu koy fal dara yéen ñëpp ngeen dégg ko mu wëlbatikuwaat ñëw jël bigam signé décret fal Aliou Sall jox ko caisse de dépôt et consignation loolu contre valeur la. koo xam ne lañ ko dénk ci réew mi muy suñu sañ-sañ ak suñu mën-mën ne ko tegal réew mi ci yoon defar réew mi ba sénégalais bu nekk di jot ci àqam nga jël loolu wëlbati ko jël des contre-valeurs wala jël li nga xam ne moom lañ la dénkoon di ko utiliser comme moyen di xeex say adversaire politique ñii nga tëj leen ñi nga génne leen réew mi te tegoo ko lu dul sa obsession pour un second mandat kooku ay contre-valeur lay woon réew mi waaye koo xam ne fu ne dugg nga ko ci Sénégal dige fa fii ñëw na fi conseil des ministres décentralisé bi mu ñëwee ñaata la digoon waa Ndar 300 milliards est-ce que waa Ndar gis nañ 300 milliards yooyu ñëw na fii dem Pikine daan leen fay dikk hôpital est-ce que waa Pikine gis nañ hôpital ba kon koo xam ne su waxee mu dañ bu diggee du def kooku ay contre-valeur kese la woon sénégalais yi moo tax mérité wul un second mandat des sénégalais. fii ñu nekk nii place bii symbole la ci li may wax gis ngeen tubaab bi France Allemagne da ko duma woon ngeen jégal ma ci kàddu gu waaye noonu la demee nim ñu noggatoo ñun ba dumañu noonu la ko Allemagne duma woon en 1943 daat koy occupé France yëpp yoonu France yëpp ñu tuddee ko ay turu allemand waaye bi ñu demee ba moomaat seen bopp jël seen indépendance doo dem France ba gis ñu tuddee yoon ya ay allemand dañ ko tuddee waat seen waa dëkk waa nu ñu munee ñun ñëw ñi ñu nootoon duma suñuy maam ñii ñu tëj leen ñii ñu génne leen réew mi ñu continuer di jël suñuy édifice public suñuy place publique ak suñuy yoon di leen ko tuddee lan moo tax fii ñu war ko tuddee place Faidherbe te Cheikh Amadou Bamba ne fi Baye Niass ne fi Thiandoum ne fi Ndate Yàlla ne fi Aline Sitoé Diatta ne fi Thierno Souleymane Baal ne fi ñooñu ñëpp ñu war a leen tuddee suñuy yoon tuddee leen suñuy place publique ñu continuer di am complexe ba fii Ndar wala soo demee Dakar foo tudd ñu ne la fii Pompidou fii Jean Jaurès fii nangam loolu dafa war a jeex Sénégal. ñaareel bi mooy xorom si mi ngi nangu suuf si fu bëree bëri ci Sénégal ba yenn bërëb yi sax ña fa doon bay mënatuñu bay parce que xam ngeen ndoxu xorom àndul ak mbay. ñetteel bi mooy lii ñuy wax l'avancée de la mer ndox mi nag ma ngay avancé te day continuer di avancé xam ngeen ndax lan dañoo nekk ci jamono réchauffement climatique mooy fii nga xam ne glace yi fa la newoon ñu ko wax pôle nord
lii tubaab bi di utiliser ay usines mu yàq couche d'ozone bi moo tax planète bi dafa commencé di tàng suy tàng nag fi glace yi nekkoon glace bi day seey su seeyee nekk ndox nag géej yi day yokk volume am loolay andi suuf si di wàññeeku géej gi di gën a bëri loolu nag am na ay pexe yoo xam ne am na ay réew yoo xam ne soo demee fu mel ni Hollande ñu koy wax Pays-Bas xam nga li tax ñu koy wax Pays-Bas mooy dëkk boobu dafa gën a suufee niveau ndox mi waaye ñoom depuis 17e siècle ut nañu ay pexe ba def ay barrage ak ay digue ba tey ndox mi avancé tul ñëw jël kër yi balaa Macky Sall doon jël 1200 milliards di def benn train boo xam ne 30 kilomètres la suñu littoral bii la waroon jël suñu littoral bii li war a defar goxu mbàcc ba problème bi fa am dootu fa am matul 1200 milliards matul sax 200 milliards mais ñoom puukare ak foog mi Ndakaaru Sénégal mu nga yem diggante Ndakaaru ak Diamniadio loolu tax alalu réew mi yëpp mu yóbbu ko foofu. brèche bi tamit ñëpp xam nañ condition yi ñu ko ubbee woon tey brèche bi mi ngi rey ay doomu Ndar mi ngi rey ay mool waaye kenn àdduwu ci. démb rek ñaar démb rek. kon amaana ki ko doon def yéene gu rafet la amoon waaye njuumte am na ci walla li ci waroon tegu pour mu bañ a mel ni mu mel amu ci waaye réew mu normal am ay njiit yu normal mbir mu mel noonu am ba ñu ne ci diir bu gàtt lu ëpp 300 nit faatu nañ fa ñoom ñu toog di seetaan yéegaluñ ko seen yaram te pourtant man toog naa waxtaan ak ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la ñu màcc yàlla xam na ni mun nañu régler problème brèche bii waaye dafay laaj état bi moyens yi mu ci war a def mu nangu def ko ci wàññi puukare bi balaa ngay tabax ay arène nationale ak ay train ak yu kenn xamul nga régler lii parce que lii li mu mën a yàq ci réew mi bëri na waaye li mu mën a yàq ci koom-koomu réew mi kenn xamul nu mu toll du rek ci mbirum napp bi waaye soo demee samay mbokk gànjool yee gis nañ ni am na tool yu bëri yoo xam ne tey nit ñi mënatuñu faa bay te foofu la jóge kon waa Ndar suñ leen nee xam nañu problème mu du ma ne problème mu Ndar waaye problème mu Sénégal yépp xam nañ ko gox gu ne mun nañu wax lan moo ci problème yi fii Ndar ku xool problème mu bopp coor fii à 0 mètre nga gis ay nit yoo xam ne dañuy obligé bés bu ne ñu ne yor seeni gaal pour ñëw ut ndox gu ñu naan fii à quelques mètres de Saint-Louis loolu gàcce la ci 21e siècle pour le Sénégal man li ma xamee waa Ndar bi ma nekkee étudiant fii sud fii Daara Sëñ Muhsin laa doon ñëw di nafar si kon xam naa Ndar soo demee fii entrée nord sama maam bu ñuy wax Saaloli Ngom ma nga foofu te doomam a ngi fii kon mun naa ne doomu Ndar la kon waa Ndar nous sommes à la veille on est à la veille d'un moment historique pour le Sénégal mooy lii ñu dégmal nii du jaaxaan de fii mun nañ fi jóge Sénégal jël un bon départ ba faw waaye mun nañ fi jóge daa di sooxe ci lu yàgg man waxatuma moom man pour man moom daanu na ba noppi mais yéen le peuple sénégalais génn leen massivement ngeen voté ji bu ñu amee 65% de taux de participation Macky Sall est battu au premier tour mais bu ngeen wotee ba pare ngir yàlla toog leen ci bureau de vote yi les jeunes particulièrement parce que nag ab sàcc la ku mën a sàcc ay milliards nag xam nga ni sàcc élection jaaxalu ko il faut nag ngeen won leen ni lu mu leen jaral benn rek peuple bi jaral na ko 100 fois plus